mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu ànd beeg ñun ci ITV ñeent fukki simili ak juróom moo tegu ci juróom benn waxtu bi simili leen ci xabaaru marax yi la ca gën a fës coowal feer bu Falémé njiital acte Abdoul Mbaye di jàppal tànk njiital Pastef Ousmane Sonko ci lu jëm ci grâce bu Khalifa Ababacar Sall moom Abdoul Mbaye yokk ci xar mi kawar ni njiitu réew mi Macky Sall kon du ko bàyyi tey du ko bàyyi ëllëg ndax dafa soxor ay kàddoom di ngeen ko teelu nu mu gën a yaatoo ci biir xabaar yi lu jëm itamit ci Sénégal at wu nekk dina ñàkk lu toll ci ñaari junni ak ñeenti téeméeri milliards loolee nag mën a indi lompoñ ci koom-koomu réew mi ñi seen xam-xam màcc ci wàllu wu ni mel da ci indi saafara ngir dàq ci mim réew dañ leen déglu nu mu gën a yaatoo ci biir xabaar yi ginnaaw oto mbalit yeeg sareetu mbalit yi léegi nag la ñu nemmeeku ci ndakaaru mooy ay moto mbalit di roñ mbalit yi ci ndakaaru weer wu dee wu nekk kon nga war loon teg ñoom di ab koppar loolee lépp nag doon jubluwaayu ndaw ñi saa si tembe nañ leen dégg kon ñoom ndaw yi ci biir xabaar yi nu mu gën a yaatoo coupe du monde basket bu góor ñi Sénégal ndeeteelu ci kanamu Chine mi daloo jongante yi loolee nag doolee ko ci kon réewum Afrique yi nga xamante ne nii seen max yu njëkk yëpp dañ ko ñàkk ci FIBA 2019 boobee kon mbokk yi loolee moo gën a fës ci xëtub xabaar yi bu ngeen taaxalu bu ci landee ñu ni ci faram fàccee mbokk yi salaamaaleykum sant leen bu baax gërëm leen ci ànd beek ñun ci ITV dal leen ak jàmm ci xabaaru marax yi des ko tàmbaleek nañu ko junjee ci njëlbeenu xabaar yi ak coowal ceewal weñ bu Falémé njiital Pastef Ousmane Sonko kon moo ko daal di yëkkate yooyee kaddu waaye nag njiital acte Abdoul Mbaye tey ci jàkkaarloo ak Mamadou Ibra Kane ba ngay jàppal tànk Ousmane Sonko ndax jàpp na ne kaddu yooyee kaddu dëgg la waaye tamit moom Abdoul Mbaye nee na daal li nga xamante ne kon moo yitte dëggoon ci Sénégal mooy dossier yi nga xam ne di doon priorité nañ ci taxaw te nag moo gën fuuf ñoom gouvernement bi di dem di dallu ji ngir noppalu ko jamono joojee kon askan wi nekk ci jafe-jafe Youssouf Konté. gannaaw scandale bi nga xam ne lëmbewoon na réew mi li jëm ci pétrole bi ak gaz bi Ousmane Sonko di njiitu Pastef fësalaat na beneen scandale bu am ci réew mi jëm ci fer de la Falémé bi nga xam ne nag dañ koo jagleel société turque bi di Tosyali Abdoul Mbaye mi nga xam ne nekkoon na fi élimaanu jëwriñ yi moom itam noonu la ko gisee. Mais ce document est un scandale. D'abord. mais amul wérante que ni ki lii nga dem scandale la te sax lu ci gën a doy waar moo di société turque bi. moom kese moo ci gagné ndax boo xoolee dina am ci lu toll ci téeméer hectares. Ils obtiennent 100 hectares. Ils obtiennent des. ak lépp li nga xam ne jëm na ci suñu koom-koom bi dina ci gën a am dëgër laay mais loolu musiba la ci ñun. Moi je ne sais pas. Soyez précis. Exonération effroyable, c'est pas précis. Oui, mais écoutez. Tout ce qu'on peut accorder comme exonération en matière de taxes jusqu'à la prise en charge de charges sociales par l'État du Sénégal. lu jëm ci enquête de la division des investigations criminelles mi nga xam ne sax jébbal na rapport am kii di procureur de la République jëm ci documentaire bi nga xam ne BBC amal na ko te mu duppee ko scandale à 10 milliards de dollars Abdoul Mbaye jàpp na ni loolu du mujj fenn. ba tey ci émission Jury du dimanche ki nga xam ne mooy njiitu acte di Alliance pour la citoyenneté et le travail jàpp na ni li gouvernement bi dem ci ay vacances. ab càggante la. Les périodes les plus denses pour l'économie sénégalaise, en tout cas même à ce moment. ci nawet la koom-koom di gën a dox waaye ci jamono yi ñoom ñëpp nag membre de gouvernement bi ñu dem ci vacances loolu daanaka jaaduwul xel nangu ko sax ndax boo xoolee jamono ji ci la koom-koom bi di gën a dox waaye ñoom ñëpp bu ñu demee toogi tugal. dafa mel ni dañuy soxal suñu koom-koom. Déterminé. On rappelle les gens quand il y a des problèmes. Non, qu'on apprenne à. te man si sama gis-gis moo di ministre bu ne da nga war a jël say vacances bopp fekkee du ñëm ñëpp ñooy ànd demandoo vacances ndax loolu baaxul ci réew mi. 2 semaines maximum, peut-être 10 jours au maximum. Et puis qu'en fonction de ça, l'activité ministérielle soit une activité continue. Youssouf Konté Macky Sall njiite réew mi du may bàyyi yëpp ndéggandiku wala bokk grâce présidentielle Khalifa Ababacar Sall ndax dafa soxor loolee ay kaddu la yu tukkee ci Abdoul Mbaye njiital acte moo doonoon tey ganduk Mamadou Ibra Kane ñu teewli kaddoom ci émission Jury du dimanche. Jusqu'à preuve du contraire, je considère que Macky Sall ne va pas gracier Khalifa Sall. li ma gëm te gëm moo di Macky Sall du mës a jëggal kii di Khalifa Ababacar Sall ndax dafa soxor. Ça c'est la première chose. La deuxième chose,
c'est que c'est un politicien rusé. Il va le politique rester, rek la gëm il a toujours été. xam nga ni Et à élection ce titre, 2024 yi di ñëw Macky Sall la da ciy teg ba présidentielle kanam de jàpp na ni tey bu Khalifa Sall il y a génnoon encore- il est dina ko encore daaneel ci important fànn pour lui. yëpp. C'est une échéance importante pour lui. at wu nekk ci réew mi di Sénégal lu toll ci ñaari junni ak ñeenti téeméeri milliards sunu réew dana ko ñàkk ci koom-koom loolee nag ñàkkul ay loraange ci koom-koom gi ndax da koy gatang ndax lu ci mënti am nag Afrique tam des ci ginnaaw waaye itam Sénégal dina ci ñàkk koom-koom gu bëri ñi nga xam ne kon ñoo doonoon tey ganu ko Alassane Samba Diop ci L'Air du Temps fee ndi ci saafara ngir nag loolee mën a dakk ci mim réew jàpp nañu tamit loolee bu fekkee daal day xël di wéyandi koom-koom Afrique rawatina bu Sénégal day xël kon di deltu ginnaaw Omar Kane ci leeral. lu toll ci ñaari junni ak ñeenti téeméeri milliards ci franc CFA ñooy génn réewu Sénégal at bu nekk ci anam yu jaarul yoon loolu di kàddu yi économiste bi di Chérif Salif Sy muy loo xam ni day gàllankoor dëkku Afrique yu bëri. Vous prenez par exemple des États qui sont dans la... am na xaalis ju bëri juy génn dëkk Afrique yi ci anam yu jaarul yoon soo jëlee dëkk yi nekk ci zone franc CFA te am lu leen tënk di wax ni dëkk bu nekk mën na transférer am-amam ci zone franc CFA bi man def naa ay gëstu ci kaabu Sénégal lu ëpp ñaari junni ak ñeenti téeméeri milliards la opérateur sénégalais yi di génne réew mi ci anam yu jaarul yoon. opérateurs sénégalais en toute illégalité. ab Afrique goo xam ni diplomate bi di Jean-Louis Roy rafet na njort bu baax ci ëllëgam. Qu'est-ce qui a changé la Chine? 1000 milliards d'investissements par année pendant 25 ans. mais lan moo changé Chine junni milliards ci investissement ci ñaari fukki at ak juróom moo tax ba dëkk bi gën a pauvre dem ba bokk ci dëkk yi gën a développé. Reconnu par tout le monde. L'Afrique a besoin d'investissements, ça c'est clair. Il y a de Afrique itam soxla na ay investissement te investissement yaa ngi jóge fépp kon rafet nañ njort te xel mën naa dal. un peu réconfortant qui se passe sur le continent lui-même. pourtant ci kàddu Chérif Salif Sy am bi taxu ko yokku noonu. Et je donne un exemple concret am bi sur les yokkuwul grandes te puissances loolu de mën la nañ ko zone seetlu ci centrale, dëkk le francophone yu Gabon, bëri yu mel ni Cameroun Côte d'Ivoire ak Sénégal 1960 ba tey am bi maanaam revenu par tête bi yokkuwul ci dëkk yi ma lim léegi moo ngi toll woon ci junni ak téeméeri dollars tey mu ngi toll ci junni ak ñetti téeméeri dollars pour la Côte. Ça veut dire que kon yokkute amu fa. tey Afrique mu ngi mel ni de liggéeyal yeneen réew ndax OCDE wax na ko nee nañ su 1 euro duggee ci Afrique juróom-ñeenti euro ñooy génn. c'est 9 euros qui sortent. Chérif Salif Sy ak Jean-Louis Roy nekkoon ganuy Alassane Samba Diop ci émission L'Air du Temps bu dimanche bi. Omar Kane waa PUR samp nag kuréel gu yees ngir mën a indi joyanti seen langue politique ji Sénégal Issa Sall kon ñoom nee nañu kon nekkatul seen coordonnateur bu boobule parti waaye nag moom biñ ci kon semp ci bopp kuréel gi nee na ba tey kon mooy xël di des coordonnateur bu boobule parti xelam ne xalaatul sax teggi mukk ay ndombal tànkam ñu teewli kàddoo moom Issa Sall ci micro Ibrahima Kamara. waaw mais xam nga bala nga mën a indi réponse nga xam li xew man maa ngi woon fii Sénégal ndaje ba fa amoon dew ma fa bon donc xaw ma la fa xew yéen ñu fa demoon certainement mën ngeen ma wax la fa xew ma jëm leen tontu ci question ngeen ma posé. ñan ñoo amaloon ndaje boobu. waaw xam nga mois de mars bi mu jotee président bi dafa bind benn note wax ne dafay dissoudre bureau politique bi jël comité mars laa wax de bokkul ak dara li xewoon temps yi la alors def benn comité de pilotage boo xam ne dafay diriger parti bi congrès alors man ma ne document bi président bi bind conforme ak texte yi et que par conséquent ànduma ci depuis loolu rek laa gëj la xew lettre boobu nag bataaxal boobu bind naa ko sur une page expliqué en utilisant les textes du parti pour wax ne lii ak lii moo tax loolu baaxul alors léegi nag man bu ma jàppee ne ñooñu waruñu mën a organiser congrès ñu def seen débat de organiser congrès xam ngeen man daje moom moom fa dem loolu rek la. lan nga fas yéene def fu mu toll nii. mais dara man fas yéene moo def dara la amoon démb ak barke démb rek moo am bi léegi li tubaab di wax statu quo ante la fa nekkoon daaw ak daaw jéeg rek moo fa def c'est tout man décision yi ñu jël man engagé wu ma xanaa ñoom ñi ko jël ñoom la engagé. Ibrahima Kamara des ba tey ci boobu les parti du PUR xam ngeen ne nag jafe-jafe lay jànkonteel jamono ji ñuy àddoo ngeen teewlu lu ci mëntam nag xam leen ni loolee nag tàmbaliwul tey ndax atum 2018 ci weeru octobre la song yi tàmbali ndax nag ay militants yu nekkoon ci Europe ñoo ko daal di tàmbali leneen loo xamante ne ni kon moo yokk ci xar mi karaw mooy Issa Sall mi bokk ci dialogue national bi nga xam ne njiitu réew Macky Sall moo ko wootee loolee lépp kon doon firndeel li waral tey jii kon parti bi nekk ci guddi gu bët seetagul Ibrahima Kamara mu ci dikkaat ci ni mu gën a yaatoo. lépp ngi doore woon ci ab ndaje bu ay militants yu PUR sa Europe amaloon ngir ŋàññ anam yu ñu naroon jiitale Issa Sall sa ba ñuy waajal jongante njiitu réew mu weeru février atum 2019
ñaar fukki fan ak juróom-ñaar si weeru octobre atum 2018 Cheikh Tidiane Youm ak i ñoñam addu woon ne mënuñoo jàpp ne kii di Issa Sall mooy seen mbër fileeg amaluñu ab congrès ni ko charte yu parti bi bëggee. donte militant yooyu yuuxu woon nañu ci jamono jooju terewul bureau politique bu PUR fii ci Ndakaaru daal di dëggal njiitalub Issa Sall juróom-benn fan si weeru décembre atum 2018 si ndigalub Serigne Moustapha Sy. li mujj ñuul ci soow mi mooy li Issa Sall bokkoon ci waxtaan bi nguur gi sumboon muy dialogue national ba gannaaw ba ñu génne ca élection présidentielle yi Serigne Moustapha Sy daal di àddu ni du ci ndigalam la kii di Issa Sall bokkee ci waxtaan woowee teg si ne ay daan du ci ñàkk. fanweeri fan ak benn si weeru août bi ñu génn parti bi di PUR daal di yeesal ay njiitam kii di Issa Sall teewuloon ci ndaje moomu ñu soppi bureau politique ba teggi Issa Sall ci boppu parti bi. dindi it secrétariat général ak coordonnateur ba si di Serigne Moustapha Sy yor président su parti de l'unité et du rassemblement ba. nes lay def ba liberté d'expression doon dëgg ci xarala yu yees yi ji internet bi waaye tamit nes lay def ba am ay blogueurs yoo xam ne dañoo jël seen responsabilité ba noppi xool li waax ñu daal di ko fësal la nga xam ne kon safaan la ñu daal di ko teg ci suuf loolee waxtaan la bu yaatu bu ñu sumboon niki démb ñoom blogueurs yi ngir rek fexe ci indi saafara ndaje boobee nag amal nañ ko ci maison de la presse waaye tamit jublu nañ ci ngir sàkku taxawaay ko ñu daal leen ko ràññeetle nu mu gën a yaatoo ci mim réew Cheikh Hassana Fall Augustin Mbanna. internet doon bërëb boo xam ne ñu bëri jàpp nañ ne suñ fa demee mën nañoo waxee nuñ ko sentiree waaye fii ci Sénégal boobee liberté moom yoon da koo tànc bu baax ndax ñii ci internet bi moom code pénal lim leen di daan dafay bëri loolu. loi pénale bi dafa tëj liberté d'expression dafa am ay termes yu ñu utilisé depuis 2016 par exemple ak 2008 ba 2016 ay insultes par le biais d'un système informatique kenn xamul luy insulte boobu. mën nañ la jàpp pour diffusion de fausses nouvelles mën nañ la jàpp également pour diffamation mën nañ la jàpp également pour injure par le biais d'un système informatique maanaam ci Facebook wala ci internet. ab code pénal boo xam ne sax blogueurs yi ñoom dañoo jàpp ne dafa mel ne yenn saa yi dañ koy jëfandikoo ngir mën di tëj làmminu ñenn ñi. liberté d'expression amul Sénégal parce que sànq ci panel bi boo xoolee li ñuy listé foofu yëpp ñu ne lii ku ko def yoon dal ci kaw. daanaka moo noppi tëj sa gémmiñ ñoom ñoo yam suñ demee bay teree nit ki muy wax xalaatam rek nekkatuñu ci république nekkatuñu sax ci démocratie bi nga xamante ni dañ koy yuuxu fu nekk fii dañuy jël prison di ko xabtalee nit ñi di jël garde à vue di ko xabtalee nit ñi muy li nga xamante ni du dommage la. yile blogueur yoo xam ne sax ñoom fi ñu toll nii nguur gi reconnaître leen benn yoon na. problème bi mooy loi Sénégal amul waxul dara ci blogueur le statut maanaam. surtout boo nekkee blogueur amul benn loi bu ne lii nga war a def ak lii nga warul def. dafa jot aussi loi bi wala boog texte yi nga xamante ni moom moo régir code du travail d'abord avant may dem ci code pénal et autres mu reconnaître métiers yi nga xamante ni ils sont issus de l'internet. ci Sénégal blogueurs yi dañoo nekk ñoo xam ne xarañ nañu loolu ci internet bi yenn saa yi sax ñu wàcc ci terrain bi dooni activiste waaye seen situation doon loo xam ne oyof na loolu tax sax ñoom ñuy woote wàllu te wax yoon na leen gën a jàppale te xamal leen ñoom ñooy ñan. Cheikh Hassana Fall dinañ ko doon junj kon ci njëlbeenu xabaar yi mooy mbalit mi nga xam ne kon mooy jaabaar jonge ci Ndakaaru ginnaaw oto mbalit yi ak sareetu mbalit yi leneen lu ñu nemmeeku nag ci mim réew mooy moto mbalit yi loolee nag weer wu dee wu nekk kon dañ leen di fay ndax nag bés bu nekk dañuy doxantu ci kër yi ngir rek tonni mbalit mi loolee nag doon tey jii jubluwaayu ndaw yu bëri ci Sénégal ngir rek mën a cee daan seen doole waaye itam am lu ñu yóbbu seen njaboot Babacar Touré Bara Sow. bés bu nekk Lamine dina wër cité avion bi nekk Wakam ak motoom bi si buntu kër gu nekk ndaw li dina fa gaare ngir jël ay pollu mbalit li la nag ci lay suturlu. tous les jours dañuy liggéey dañuy ñëw sa kër daal di bu fekkente ne ni kër gi këru famille la du nangoo dugg si biir kër gi dañuy sonné après ñu génne ko mais bu fekkente appartement comme ñi nga xamante ni dañuy dem di liggéey ñooñu ñooy yëg ba si kaw daal leen di jëlal si mbalit bi te li tax ñuy yëg ba si kaw mooy dañuy teg mbalit bi si buntu appartement bi après ñun ñooy yëg daal di ñëw jëlal leen ko. suñu ko tonnee ci buntu kër yi mbalit mi ci ay point de collecte la ñu koy dajale. yi les points de collecte UCG di kër gi yore wàllu mbalit mi ci Ndakaaru moo ko fi teg li ko waral mooy sunu sukkandikoo ci seeni kàddu ñu mën a dindi mbalit mi ci yenn koñ yi seeni oto mënu la jotee. pour ñun ñëpp ñu jàpp ci dëkk bi set
UCG dana leen indil fii chaque jour ñaari oto amul jour buñ dul liggéey ndax boo xoolee tabaski bi passé presque fii ci précollecte bi rek génne nañ lu mot 40 tonnes chaque jour 2 camions dinaa ko am fii lay nekk de 10 heures ba 17 heures des fois ba 18 heures nii la ñuy liggéeyee ak ñoom. si njëkk li nag daanaka amul waxaale Lamine di ñu xamal ne borom kër gi mooy seet lu mu ko jox saa yu weer bi deewee waaye ndaw li moom merul benn yoon ñi mi liggéeyal naka noonu. arrangé nañu parce que mbalit yi oto mbalit bu ñëwee tey bala mu ñëwaat dina yàgg te moom mooy ñëw di jël sunu mbalit yëpp di ko yóbbu mbalit dootul fanaan sunu kër yi suba su xëy nañu jël sunu mbalit mu jox ko mbalit mu yóbbu. li ñu seetlu tey mooy ne buubu mbalit mi bari na ndaw yi mu yitteel li ko dalee ci charrette yi ba ci moto yi xew léegi ñu bari di ci daan seen doole li la sax tax ba ñuy sàkku ngir ñu gën leen bàyyi xel. bi laccum bitim réew nag des koy tàmbaleek réewum Tunisie fukki fan ak juróom ci weeru septembre gi ñu nekk danañu amal seen jongante palum njiital réew ñaar fukk ak juróom benn kon mbër ñoo samp seen ndënd dañ ci dikk nu mu gën a yaatoo ci Sudak nag élimaanu jëwriñ gu yees gi di Abdallah Hamdok dañ ko jaam samp ñaar fukki fan ak benn ci weeru août waaye nag ba léegi gouvernement kon des na ko samp ci réew ma njiital kuréelu mbootaay xeeti di ONU moom nag yegsi na niki tey ci suba kon ci République démocratique bu Congo Antonio Guterres dem na fële ca Mangina foofee nag lu toll ci ñaari junniy doomi aadama kon doonoo ñàkk seen bakkan la leen dal mooy Ebola Cheikh Hassana Fall. ca Tunisie ñaar fukk ak juróom benn candidat ñooy dem ca présidentielle bi ñu anticipé mu war a am fukk ak juróomi fan ci weeru septembre bii ti ñëw instance supérieure indépendante bu yore mbirum élection ya kaka jiite di Nabil Bafoun moo xamle bile liste ca samedi bile liste boobee xam na ñaar fukk ak juróom benn nit ñoo ca nekk su fekkee ne amoon nañu 96 prétendants 71 yi ñoom dañ leen mujj génnee ci course bile Nabil Bafoun di xamle ne su fekkee ne ci dernière minute yi amul ab décision boo xam ne jóge na ci yoon ñaar fukk ak juróom-benn candidat yi ñoom ñoo ngi ci yoon ngir mën a dem jongante ji jël place kii di Béji Caïd Essebsi nekkoon fi njiitu réew waa Tunisie moom mi génn àdduna ci njeexitalu weeru sulet bii nii te mu amoon 92 ans. ca Soudan premier ministre bu yees bi fi nekk ginnaaw Omar El Béchir moom bañ ko taxawalee ñaar fukki fan ak benn ca weeru août ba léegi moom mi amagul gouvernement ab formation boo xam ne waroon na ko taxawal sax ci mercredi bii ñu génn waaye ba léegi dara amagul li waral li yéexital googee mën nañ koo teg ci ndodd waa force pour la liberté et le changement ñoom ñi xam ne ñoo jiite woon lépp lu jëm ci contestation bi wàccee président Soudan boobee di Omar El Béchir ñoom dañoo yéex a génnee seen liste boobu ñu waroon joxe liste boobee ñu waroon joxe xam ne sax fala seen nit yu waroon bokk ci gouvernement bi waroon nekk premier ministre Abdallah Hamdok ti xam la ne fi mu toll nii jotagum na turu ñeent fukk ak juróom-ñeenti nit yoo xam ne ñooy xëccoo fukk ak ñeenti portefeuille yi war a nekk ci gouvernement bile. ci jamono joojee kiiti secrétaire général bu Nations Unies moo ngi fële ca République démocratique bu Congo Antonio Guterres dem ca fële ca Magina foofee xam ne mooy foyer bu gën a rëy ci épidémie bi ci Ebola foofee sax wàññagum nañ fa lu ëpp ñaari téeméeri nit yoo xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan ci wàññ yu mujj yi. secrétaire général bu mbootaayu xeeti sax moom ba mu yegsee foofee moo ngi tagg bu baax liggéey bi xam ne personnelu santé ba nekk foofee moo ngi koy def Guterres di xamlewaat ne fi mu toll nii dafa am solo loolu ngir ñoom ñëpp ñu booloo den benn mu ko boolee ci MONUSCO forces armées yu Congo ak tamit police bi ngir mën a xool nu ñuy def ba delloo si waat jàmm ca gox woowee. di ko gërëm Cheikh Hassana Fall daal di àddu ci wàllu tàggat yaram ak équipe nationale bu Sénégal ni ki tey joganteem ak diggam ak Lituanie daf ko daal di ñàkk ndax téeméer ak benn lañ ko daal di duma ci ñeent fukk ak juróom-ñaar loolee nag nekk défaite bu xamante ne ni kon dafa yokk ci réewum Afrique yi nga xam ne kon dañoo ndetteelu ci boobay jongante di amee ca Chine Sékou Seydi ci leeral. Afrique yi nga xamante ne jot nañu jongante ñàkk seeni jongante yépp ginnaaw défaite Angola Nigéria Côte d'Ivoire ak Tunisie Sénégal moo ci desoon moom itam mu ñàkk niki dibéer gi ci seen diggante ak Lituanie ñi bari amoon yaakaar ci niki talaata gi ci seen diggante ak Canada jëm ci seen deuxième match poule H boobee. Sékou Seydi ginnaaw gaynde yu góor yi dañuy àddu ci gaynde yu jigéen yi xam ngeen ne nag dañoo am taxawaay gu mucc ayib même bu dee sax jëluñu coupe d'Afrique afro basket bi nga xam ne kon ci mim réew lañ ko doon amalee kenn koo xamante ne nag kàngam la ci équipe nationale bu jigéen ñi di Ndeye Sène moom itam mu nga ñëwaat ci boobu lay jongante nga xam ne kon génn nañ ci waaye tamit jubluwaay maanaam ëllëgu basketball fii ci Sénégal lan la doon laaj ak tontu dox diggam ak Moustapha Gabar Diop.
ñu bëggoon jël coupe bi lool ngir bégal sénégalais yi waaye mujjuwul antu Ndeye Sène di fàttaliku Afrobasket 2019 ak xol bu metti final bu mujj bi tamit voilà metti na ma trop dëgg yàlla parce que sa biir dëkk la ñu gagné la fi dafa metti parce que bëggoon nañu marqué benn empreinte bu rëy Dakar Arena. ci atum 2019 ba tey mu am ay raya ci équipe nationale bi xam bu baax basket ba tax muy wax ne bu ñu buggee soppi équipe bi faw rek ñu def nànk-nànk. équipe kenn du ko jël rek raxas ko noonu mu set da ngay jël comme li ñu def ci Coupe d'Afrique bi indi ñaari xale bu beneen nga indiwaat keneen noonu ngay def par étape ba équipe bi nekk benn équipe mais boo bëggee defar équipe jeune raxas ñëpp di nga toog ay année pour nga génn pour nga génn sa poule rek bay egg demi-finale. moom ay kàddoom yemalewu ko foofu gis na ne ngir basket su xaliku bu baax faw rek gox bu nekk ndaw yi am terrain yu ñu mën a tàggatoo. région bu ne dafa war a am terrain basket quartier bu ne war a am terrain basket bu ndaw pour xale yu ndaw yi nga xamante ne amuñu opportunité di dem ci fu mel ne Marius Ndiaye wala Arena di fa jouer dafay sore moo tax dama ko doon kaas fu ma toll ni Saint-Louis li mu def ci basket dafa waroon am benn salle comme ni Thiès amee salle voilà yeneen dëkk yëpp ku am salle waaw loolu moom dafa baax Arena wax dëgg yàlla baax na mais bu doon suñu sago ñu génne ko ci région yi voilà ba nga xamante ne ëllëg bu ñu organiser tey Coupe d'Afrique du ñu am benn problème. moom mi évolué carrière am yëpp Sénégal gagné na coupe du maire ren li ko dese pour terminer saison bi mooy jouer demi-finale championnat national ak Dakar Université Club. Moustapha Gabar Diop daal di addu ba tey ci wàllu tàggat yaram ak corniche bu Ndakaaru xam nga ne day fees dell ki doomu aadama yoo xam ne kon dañuy yëngu ngir yëngal ak seen yaram loolee nag dimanche bi sax mucc ca ndax nag néew na lu ñuy gis li nga xam ne kon ay doomu aadama lañ waaye nag la ca gën a fës mooy ay nit yoo xamante ne kon seen at dafa yokk maanaam lu ñu leen dippee kon ay màggat ci gàttal ngir dikk fa ngir yëngal seen yaram ngir rek mën a tàggatu loolee nag lenn lañ ci jublu muy seen wàllu wér-gu-yaram doon lu ñoŋ lu mucc ayib Matar Nguer. xàll wi ci corniche u Ndakaaru doon bërëb buy dajale ay nit yu bari dibéer bu jot ñi nga xam ni dañoo jëm mag dañu fiy ñëw ngir di tàggat seenu yaram mag ñii nag ku ci nekk layal na li ko tax a jóg. sport kat mënut a fanq de waaye mun na ko soreel voilà loolu nag moo tax à mon âge may pratiquer le sport. mun naa wax tous les 15 jours nous faisons cette distance mais de temps en temps dañuy rester au niveau de IFAN bon def ay exercices. tey ñu ngi jógee IFAN dem ba mosquée de la divinité environ 5 kilomètres. dama mës a def sport depuis surtout bi ma nekkee étudiant ba léegi ba ma commencé liggéey ba léegi mësuma arrêté ndax ma xam ne dafa baax ci doomu aadama et aussi bon j'ai fait le service militaire aussi. kii nga xam ni mooy jiite seenu tàggat xamle na ni mag mu muy jël itam laata ngaa tàmmali dinañ xool. ndax sa yaram attan na comme déet. képp kuy ñëw être membre dans notre cas dans le cadre de notre association il y a des médecins qui sont disponibles da ngay dem tu te fais consulter ñu xool la contrôler xool ndax tu es apte ou pas am na si ñoo xam ni am na certaines maladies yoo xam ne bu nekkee si ñoom am na yenn exercices yi waruñu ko def mais loolu yëpp dama koy xam à ma qualité de moniteur. ndaw si day yëngu ci wàllum wér-gi-yaram daa tàggatu si waaye porox ndolluwaale nañu ngir laaj ko njariñ yi tàggat yaram mën a amal ñi féete mag. booy jëm mag sa siddit yi élasticité bañ amoon dafay wàññeeku day mel ni luy dëgër donc sport dana ralentir loolu sport dina la permettre pendant lu yàgg sa cœur bi di fonctionner bañ a faible sport dina tax sa deret di daw nam waree ndax mag deretam dafay jaar ci ay vaisseau ay raakool yi dañu élastique suñu demee ba màgget élasticité boobu day wàññeeku ce qui fait deret ji ni muy dawee ak ni ngay tëddee tëddaay bi di tànc deret ji sport bi daf lay dimbale pour deret jooju mën a daw normal. am wér-gi-yaram wala yàgg a tàggatu lum ci mën a doon xàll wi nekk ci corniche Ndakaaru moo ngi wéy di gën a xëcc mag ñi. Matar Nguer di ko gërëm kon mbokk yi loolee moo laf laaj xabaaru maraxi sant leen gërëm leen ci ànd bekk ñun ci ITV gërëm ñëpp di jàpp ci xibaar yi ba mu daal di yemb gërëm leen itam ci teewlu bi
rédaction bi jox leen dox daje 19h45 ci xibaar yi ci yaatal ci kàllaama tubaab ngeen ci ànd ak Adama Anouchka Ba fii ak boobu ngeen wéy di ànd ak ñun suñu programme ci ITV ndax mbir yi ngi ci jërë ngeen jëf.